léegi arrestation bi nan la demee bi nga duggee kër xaar arrestation bi nan la demee. waaw bi ma duggee ci biir kër gi dafa am benn grand boo xamante ne suñu grand la moom mi ngi dëkk ci biir koñ bi moom c'était un flic ex flic parce que dem na retraite sama ginnaaw je crois ñu koy wax Mbay Jong. grand boobu après moom moo ñëw indiwaale oto ñu dugal ma ci biir oto bi yóbbu ma police. donc bi ñu ma yóbbu police ñu dugal ma ci violon bi le lendemain inspecteur bi ñëw ki yor suma dossier suñu waa kër même suma tante bi à ce moment là dafa ñëw ci police bi mu ñëwee dañu génne main courante bi wan la ñu génne main courante bi leeral ko vol de bétail mais amuma jot amuma woon possibilité pour mën a taxaw expliquer que ni lii nii la demee aussi may ñu ma sens boobu noonu raison pour laquelle loolu mooy raison bi nga xamante ni moo tax nangu ma woon a toog en prison loolu moo doon nekk sama source de motivation pour may daw parce que liñ ma tegee ci prison bi je l'ai pas fait defuma ko du man dugguma ci kër jàmbur sàccuma xaru jàmbur laalu ma yëfu kenn. est-ce que gisoo ne Secka lu tax mu gën a grave souvent dañ lay citer ak Ino ak Alex. non 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 ça n'a rien à voir parce que à ce moment là à ce moment là xamuma leen woon donc ça n'a rien à voir. problème bi muy am xamoo leen woon. déedéet dégg nga li ma la boobu xamuma leen woon musuma leen a gis ci suma àdduna mais c'est-à-dire dafa fekk ni loolu mooy li ma wax rek destin la boo xamante ni yàlla moo ko tracé ma judduwaale ko war faa jaar man je le prends comme ça et je l'accepte comme ça man noonu laa ko gisee noonu laa ko jàppee et que noonu laa ko dundee quoi destin la mënuma ko woon a bañ quoi parce que bu ma accepté wul woon loolu noonu dem yombal xiyam te ñiy dem gënuma leen yàlla nag moo ma dimbali mu dëgër ci moment boobu noonu ba li sama mbokk yi doon lijjanti def nañ le tout pour ma bañ a dem prison mais yàlla empêché ko donc léegi yàlla suñu borom dafa def ko ni biñ ma yóbbu police ci affaire boobu noonu inspecteur bi defeere ma bi mu ma defeeree alkaati boobu nga xamante ni moom moo ma jël si woon ci kër Mama Xaar suñu kër sama kër Mam Xaar moom moo nekkoon chef d'escorte bi nga xamante nii moo escorté woon oto bi pour ñu war ma yóbbu en prison mais ci biir oto bi alkaati mi ngi dëgg ci koñ bi si vous voulez après mun naa leen jox adresse am sorewul fii ngeen dem même interviewé ko. Je le prends comme un témoin. Je le dis que ni yow xam nga ni sàccuma mu ne ma mais dinañ la bàyyi grâce mi ngi ñëw dinañ la gracier à ce moment là 2 ans dafa mel ni éternité ci man parce que 2 ans maa ngi koy ñu ngi koy imaginer moment boobu noonu nga xool ci tabaski bii nii ba tabaski dellu si waat mais loolu mu doon loo xamante ne da ngay jàpp ni lii du jeex. par rapport ak tey ni nga koy xoolee xam ni 2 ans xam nga c'était comme du jour et du lendemain. noonu la ñu doon nattee 2 ans noonu la ñu doon calculer 2 ans foofu la ñu ko doon xoolee. en même temps da ngay ñëw ci prison ñu lay wax ñaari jamono nga xam ñaari jamono comme at bu nekk jamono la ci nit. parce que at bu nekk am na si ñoo xamante ne seen jamono lay doon. mu nekk loo xamante ni xam nga lu rëy la quoi doonul woon lu tuuti quoi mais quel que soit Alpha ak li mu doon rëy lépp je sais que ni man en personne defuma loo xamante ni nii war na mën a tax ñu tëj ma ci prison. je le sais donc loolu moo taxoon man je n'accepterai pas accepté wu ma woon pour toog ci prison bi. donc peine 24 ans bi erreur la woon. mais effectivement erreur la boo xamante ni nii maa ngi koy sant yàlla suñu borom
li tax maa ngi koy sante yàlla suñu borom parce que nekk naa ak sumay morom yoo xamante ni gënuma leen ndey gënuma leen baay gënuma leen juddu te gënuma leen fay yàlla it ñoo xamante ni yàlla suñu borom daf leen a jël man bu ma fi yàlla suñu borom bàyyee ma toog ba di ko nettaliwaat dama koy sant damay wax alhamdulilah ala kulli haal. nan nga xamante Ino ak Alex parce que dafa am lu bëri luñ si wax. mais man dama gis contraire bi moo fi am tey. bon gis nañ ne nit ñi de sénégalais yi dañuy kenn ku nekk da ngay commenter quoi mais mbir bi nga dëgg ko si ndey mbilli gi si boppam. mooy li ma wax rek man li ma yóbbu prison erreur la. erreur la boo xamante ni xam nga erreur bi mi ngi tàmbalee ci man. police alkaati bi nga xamante ne moo ma ci tàppel defeere ma parce que mooy li ma doon expliquer sànq dajawaat nañ am prison mu ñëw ba ci man jox ma loxo ne ma pap baal ma àq c'est parce que après 3 mois bi ma defeeree ba nekk ci prison bi def ci prison bi 3 weer il a retrouvé son vrai de coupable coupable am dëggantaan après la koy doog a jàpp bi muy jàpp coupable bi dafa mere papay waa ji ba boole ko ak papam jàppaale boole leen ñoom ñaar ñëpp defere leen ensemble ñu ñëw fekk si ma fa mais le coup est déjà parti le mal est déjà fait mënatul revenir ci ay décision am parce que nekkatul ne moom mooy dogal ci man donc ma accepté ko nag sante ko yàlla bu baax a baax mais Ino man duma ko wax Ino ndaxte tuddul Ino Alioune Habib Talib Samb la tudd Alioune Habib Talib Samb yàlla na ko yàlla yërëm ci fi mu tëdd jégal ko ay njuumteem woyofalal suuf ci kaw moom ak ñamu fa fekk ñëpp ak mboolem jullit bu ko fa fekk Alioune Habib Talib Samb nit la comme man nit la comme yow nit ku am ndey la am baay am ay mag am ay sœur dëkk ci dëkk bi sama xamante ak moom yàlla moo ko dogal parce que xamante naa ak ñeneen ñoo xamante ne bokkuñu ak moom te loolu lépp maa ngi xamante ak ñoom ci biir prison bi mais il suffit que ngeen demandé ma lu tax man naka laa def ba xamante ak moom c'est parce que ñoo bokk benn néeg man ak moom ñoo bokk benn néeg chambre 10 en 98 ñoo bokk benn néeg man ak moom bokk benn bool boo xamante ne mooy boolu añam moom biñ ko doon indil ñuy bokk di ko partager man ak moom je le connais comme tout le monde mënumaa taxaw di wax ci moom wax bu ñaaw su ma ko defee tey du ma gor je ne peux pas le faire mënumaa def loolu parce que ne serait-ce que bu dee benn bu baax la mus na ma ko defal bu dee benn bu baax la mus na ma ko defal parce que man ba may dugg prison c'est pas facile pas du tout à l'époque à ce moment-là kaso yi ni mu mel tey ak kaso yi ni mu mel moment boobu noonu c'est diamétralement opposé bokkul du benn prison tey jii nii dafa am humanisme l'administration pénitentiaire dañ ko humaniser ils ont préféré dialogue ci lépp Bokandé ak Ali Konté le directeur de camp pénal ak Lirab Mbaye Sarr maa ngi leen di gërëm ci loolu di leen sant ci loolu di leen wax ne leen lu ñu gën a mën a yokk humaniser bi nañ ko def parce que lépp lu ñuy def lu nekk rek dañ ciy jiital dialogue waxtaanee ko te donc waxtaan moom moo lay permettre nga mën a trouver des solutions yoo xamante ni nii du la gaañ mais du gaañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy détenus yi. yàlla suñu borom dafa def
ino moment boobu noonu nga xamante ni ñoo ngi bokkoon néeg man ak moom en prison ino nekkoon nit boo xamante ni moom ma magoon mun naa ne grand mais grand la boo xamante ni daf ma doon protéger moom ci lu bari parce que bi may ñëw foofu noonu ci prison bi néeg boobu ma nekkoon chambre 10 man maa fa gënoon tuuti ci jëmm maa fa gënoon tuuti ci xeet ci âge maa fa gënoon tuuti ci jëmm maa fa gënoon tuuti aussi ci âge ñi ma mag rekk fa nekkoon te moment boobu difficile woon na benn façon difficile boo xamante ni chambre 10 tuddul woon chambre 10 chambre 10 ak chambre 9 chambre 10 dañ ko tuddee woon Rwanda chambre 9 ñu tuddee woon ko Burundi à l'époque parce que tellement que ni mu difficile woon et que pourtant benn néeg bu ci nekk moment boobu noonu mi ngi doon def 140 maximum 145 personnes mais imaginez-vous néeg yooyu moment boobu noonu ak ni muy difficile ni muy mittee yokkuñu néeg yi ba pare à l'heure actuelle nii néeg yi di def 300 personnes néeg yooyu noonu te ñaari néeg yooyu noonu benn néeg bi lañ doon def pour muy génn cours matinal beneen néeg bi génn soir parce que ñoom ñaar ñëpp bu ñu génnee ndoowee cours du ñu xaj ci couloir bi vous imaginez à l'époque 140 145 maintenant tey néeg yooyu noonu di def 200 ou 300 personnes ñooñu kon naka la ñu war a nekkee quoi ñoom ci biir néeg yooyu noonu. xam naa ñoo ngi bugg a yàgg ak yow. dañuy gàttal. donc yow fi mu toll nii ban appel ngay lancer état du Sénégal nee nga say mbokk nga fa bàyyi. pour ñu mën leen jàppale ñu mën a am tuuti confort. waaw donc man appel bi may lancer mooy comme quoi que ni à l'heure actuelle nii ma fay jóge di leen fa bàyyi ñoom kaso bi bëri na ay xale trop au tout dernier moment Bokandé laa koy adressé moom laa koy wax pour mu bàyyi ci xel quoi parce que je sais que ni bu ma ko waxee moom il va trouver des solutions vite fait le plus rapidement possible parce que kaso bi bëri na ay xale trop c'est vrai du ñu mineur quoi parce que amuñu 17 ans amuñu 16 ans peut-être 20 ans 21 ans 22 ans mais ça ne veut pas dire que ils ont mûr en 100%. ay majeur lañ ci at bi mais ay mineur lañ ci xel mi xale yooyu noonu nga xamante ni ñoo ngi bëri camp pénal nekk ay xale yu ndaw yu demagul fenn man damay toog gis benn xale damay jaaxle dama lay wax kaay ba nga ñëw may la yow lan lañ la tëj nga ne ma temps lañ ma tëj may la ah bon nga ne ma waaw may la ok demal mais lii tax ma lay woo du moom mooy tax ma lay woo mais dama koy woo parce que man bi may tol noonu ne am âge boobu noonu leen dal noonu ci la ma dalee donc je sais ce que je dis kaso bi instant bi ñu toll nii bëri na ay boy trop ay boy yoo xamante ni à partir de 25 ans jëm 18 ans nga fay gis bëri nañ fa trop. peine bi ñaata moo si gën a bëri. c'est pas. yooyu bi ñu lay mujj condamné am na si ñoo xamante ni 2 ans la am na si ñoo xamante ni 5 ans la am na ci même jusqu'à 10 ans mais quel que soit alpha boo yu ndaw yooyu nga xamante ni nii ñoom tollooguñu 25 ans tollooguñu 30 ans amaguñu 30 ans d'année mais pour quelle raison ba ñooñu mënuñu leen a jël dajale leen ñoom ñëpp waxuma ñu yóbbu leen former mais ñu yóbbu leen Sébikotane ñu dem ci tool yi foofu ba ji. boo yooyu ay xale lañ teewuñu kenn booy bu si jéem a te nga jël ko teg ko ci table simmi ko jël yet dóor ko ci taat bi ba mu tàng jër nga bàyyi ko mu dem soo ko bàyyi mu ñibbi dootul ñëwaat je te le dis mais c'est-à-dire bu ñu jàpp ni juruñu leen après pour def rek ce que la loi dire du noonu quoi humanisme bi dafa war a wéy fépp. doom boo ko jurul sax jàppee ko ni sa doom quoi parce que li ngay def ci doomu jàmbur après loolu mooy retourner ci sa kaw njaboot te ñooñu ay doomu jàmbur lañ mais c'est-à-dire ay xale lañ yoo xamante ne dañoo bari ci biir kaso bi te xam nga loolu aussi monsieur le directeur Bokandé
maa ngi lay ñaan loolu nga bàyyi ci xel quoi nga jëm ci trouver une solution parce que xale yooyu noonu foofu du seen place foofu du seen place quoi peut-être que mun nga ci am yeneen solution yu bokkul ak ñoom ñu toog foofu noonu rek. samay projet mooy que ni bari na trop parce que li nekk sama kanam bari na mooy sànq li ma doon wax y a des choses yoo xamante ni xam nga il se tourne dans mon tête mais c'est-à-dire doon na loo xamante ni nii mënuma ko defal sama bopp man te suma mbokk yi ma bàyyi fii nii aussi tam doonu loo xamante ne ñoom mën nañ ma koo defal et que il faut que ma am ci lu ma jàpp je suis obligé pour que ma am ci lu ma jàpp donc nag loolu nag mooy li nga xamante ni man maa ngi koy xaar. bëgg nga taal ku la jàpp. waaw loolu mooy li nga xamante ne maa ngi koy séentu parce que tijji nañ buntu yi ne ma mun nga dem libre nga téye libre mais en réalité je ne suis pas libre parce que dara gënul metti nga nekk ci kër doon ponkalum jëmm te benn xorom bu 25 francs mënoo ko fa jënd loolu boo doonee gor ay duma lay doon ci yow te situation boobu laa nekk di ko dund à ce moment nii may waxee ak yéen su ma ay ndijaay malgré que ay jàmbaar lañ suñu waa kër malgré que ay jàmbaar lañ mais aussi dañu yor ay seen ay njaboot dañu yor seen ay njaboot te dëkk bi dafa metti kenn ku nekk sa bopp doy na la doy na la problème beneen nit nag boo xamante ni xam nga mosoo lekk ci moom 1 franc après bëgg a xëy suba jóge fële ne la ñëw pour wéeru ci sa kaw encore ce sera problème loolu tamit day gën a metti mooy bu ñu la ko waxee ak bu ñu la ko waxul da nga koy xamal sa bopp malgré que doonul loo xamante ne lu ñu lay wax la parce que lu ñu am bokkook yow ndax yéene nañ la ko mais bu dee yow nit nga du question que ni ay dóor kese ngay sentir ci sa yaram mais y a des actes yoo xamante ni moo raw ay duma surtout maa ci magum jëmm quoi. waaw donc man j'attends que xam nga pour que aussi xam nga ñu soutenir ma mooy que ni j'ai des projets man am naa 3 professions yoo xamante ne bokkuñu 3 professions yoo xamante ne benn bokkul ak moroom. benn bokkut ak moroomam ban la. boulangerie mën naa ko maçonnerie mën naa ko naviguer mën naa ko donc j'ai 3 professions yoo xamante ni benn bu ci nekk man mën na maa jariñ mais même pas ça y a des projets yoo xamante ni man am naa ko te dama bëgg pour que état bi mu jàpp ci quoi parce que xam nga lu tax est-ce que parce que am na ñoo xamante ni man ni ñu ma dimbalee noonu laa leen war a dimbalee man su ma dundee ba xëy faatu te dimbaliwu ma ñeneen c'est parce que du ma gor mais ci kaw aussi yàlla may ma ko quoi ci kaw aussi ñi ma war a jàppale aussi jàppale ma donc man daal li ma am ci di ko wax ci côté boobu noonu mooy comme quoi que ni maa ngi toog di xaar yàkkamtewu ma dara aussi bëgg naa ko ma jàppale pour que la vie se continue quoi. Pape moment bi nga xamante ne sa peine moo ngi doon ñëw ñaata at lañ la mujjee tëj est-ce que da nga assister audience bi ñu doon annoncé peine bi. wala da nga nekkoon ci biir prison bi ñu annoncé la ko ak noo ko yëgee. c'était en 2008 avant dernière cour d'assises yi. avant dernière cour d'assises yi la. c'était en 2008. mais ñun ñëpp bokk toog. mais soo gisee loolu noonu mu nekk mooy comme quoi que mooy que ni y avait un ami quoi koo xamante nii ci suñu problème la bokkoon. ci problème bi la bokkoon ñu ko doon wax jibi. Alex dafa assumer ay responsable am. nangu ne moom dafa doon jënd ay oto. di ko sénégaliser di ko jaayaat. man musuma jënd oto musuma jaay oto musuma dawal oto. donc mais jibi moom
dañu delluwaat ci biir prison bi ñuy attee ba nga xamante ne xam nga ñun suñu jugement bi def na 16 jours. Djiby dafa delluwaat ci prison bi. di waxtaan ak ñeneen ñoo xamante ni nii bokkul woon ak ñi mu bokkal problème parce que man Djiby boobu noonu je le connais pas en dehors xaw ma ko ci biti je ne l'ai jamais vu ci biti musuma ko gis. léegi Djiby boobu noonu moom bi mu teg demee di waxtaan ak ñële ak ñeneen ñooñu def ci xelam comme quoi que ne ko yow boo demee taxaw li ñuy wax yow waxal leneen je ne sais pas dañ ko ne boo demee nangul wala boo demee tojal kaas yi wala boo demee suxlul ñii pour ñu tëj leen yow ñu bàyyi la c'est pas xaw ma lan lañ ko ci wax daal mais en tout cas ses intentions c'est pas très joli. waaye nag làqu na yàlla na ko yàlla suñu borom bi yërëm. woyofalul suuf ci kawam. loolu la ñuy wax ci àdduna ñu ne nit ki nga xamante ne da nga wor ren ba déwén mu jig la dëggantaan bu fekkente ni dëgg la lu ñu lay waxal la non bu la jigee rek xamal ni mbër nga ko waa. c'est parce que moom Djiby yàlla na ko yàlla suñu borom bi yërëm bëgguma woon sax di waxaat ci moom quoi parce que làqu na ba pare. te ku làqu ba pare xam nga waaye ay ayibam xam nga jarut a feeñal daal. mais en tout cas daal li mu mën a wax ci moom mooy que ni yàlla na ko yàlla woyof yàlla na ko yàlla xare arjana woyofalul suuf ci kawam. mais vraiment man li ma tëjlu lépp foofu la jógee li ma tëjlu perpétuité foofu la jógee mais defuma lu tax ñu war ma tëj perpète et que pourtant jiñ nañ ma fi rey nit jiñ nañ ma fi criminel accusé nañ ma fi lu ne. y avait un journaliste boo xamante ni nii seen confrère la te muy faral di wax ne ñooñu dama leen a toppoon dama leen a xam parce que moment boobu noonu moom moo nekkoon moom moo doon ñëw tribunal bi ñuy jugé bu ñu ma jàppee police moom moo fay ñëw et tout ma di ko wax ne ko moom bëgg naa mu ñëw ci kër gi seet si ma ñu toog waxtaan man ak moom. mbaa wóor na. non parce que il se croit que de me connaître. ok te xamuma. loin de là. parce que day toog même ci télé bi day wax ne ñooñu dama leen a xam te xamuma daf may gis nii rek tout simplement comme ni ma Sénégalais di gisee rek la may si gisee bëgg ma utal ay jikko bëgg ma utal adresse bëgg ma utal étiquette bëgg am fu may collé. léegi yan kaddu yu mujj ngay daanelee Pape. waaw kaddu yi nga xamante ni moom lay daanelee. mooy que ni sama mbokku détenu yi nga xamante ni ñoo ngi nekk ci biir kaso yi. dama leen a bëgg lancer benn message mooy que ñoom ay Baay Faal lañ. ay góor yàlla dëgg lañ ay jàmbaar lañ mais nañu gën a waxeerlu ci suñu borom nañu delluwaat ci yàlla suñu borom nañ jël lépp teg ko ci yàlla man seen exemple la saa su nekk ñoom nañuy sàkk pour que yàlla may leen gudd fan may leen wér parce que gudd fan ak wér moo mën kaso bu leen ko yàlla suñu borom mayee rek kaso bi dina jeex may ñaan monsieur le président Macky Sall pour que mu di leen bàyyi xel bi mooy que ni du mu leen di jox du dara mais grâce am moom moo ko moom moo am prérogative fii moom mooy gracier ku ko neex au moins bu fekkente ne daf koy def chaque année 2000 dafay nekk loo xamante ni nit ñi danañ ci am sens gis ci seen bopp du ñëpp lañ mën a gracier loolu ñun ñëpp xam nañ ko parce que y a des choses yoo xamante ne ça ne se fait pas et que y a des actes yoo xamante ni soo ko defee aussi tu vas payer les conséquences. dogguma la est-ce que grâce bi bu ko defee 2000 du risqué wu ñenn ñi parce que yow c'est pas évident yow boo génnee. nga am ay objectifs. am ay projets est-ce que ñeneen ñi du ñu dellu si waat si li ñu newoon. dafa bëri ñoo xamante ni mérito nañ ko man comme ñibbi bi ma ñibbi dafa bëri ñoo xamante ni dañ ko mérito ñibbi boobu ñu ngi foofu noonu parce que tu vois des gens yoo xamante ni
dañuy bàyyi jabar ju ndaw ci biti dem di jaay bon parce que dëkk bi dëgër affaire yee metti ba ñu caalit laa koy tuddee caalit moo leen di jàpp ba ñu dem dugal seen bopp ci ay dérives yoo xamante ne waruñu ci dugg pour bëgg am lu ñu amul rien que c'est pour satisfaire famille bi pour satisfaire njaboot gi ñu retrouver wu ci en prison nga gis si ñoo xamante ni seen ay jabar dañuy ñëw fekk leen ci biir prison bi ñaan leen baat ñu toog ci biir kaso bi di jooy comme ay xale yu ndaw parce que li leen dal noonu ba tax ñu dugg prison kooku di leen ñaan si baat moom am na ci responsable mais du ko gisee noonu te du ko jàppee noonu ndax lan dafay topp bakkanam parce que day dégg ñu ne la 10 ans 10 ans boo xoolee 10 ans c'est pas quelque chose boo xamante ni lu yomb la 10 ans c'est pas 2 jours bon yamba ñu tëj la si 10 ans Sénégal rek la am Sénégal kese la am c'est vrai yamba drogue la mais am na drogue yu ko gën a pur cocaïne mi ngi fi brown mi ngi fi métavitamine mi ngi fi opium bi mi ngi fi te am na nag drogue bu ko gën a banal boo xamante ne dañ ko légaliser te boobu li muy def kenn du ko wax. fu ñu ko légaliser. fii Sénégal mooy sangara. sangara il est pur. sangara bii nii moo gën a pur loolu téeméeri junni yoon. xoolal gis nga naa la benn affaire tey jii pour que Sénégal yëpp xam ko. gis nga genn wàllu booy yi ngay gis ñu def crime yëpp. ñoom ñëpp sangara lañ naan. damay faral di dégg journaliste yi di wax naan dañoo màndi dañoo tux drogue dañoo def nii mais tuxuñu drogue tuxuñu cocaïne tuxuñu brown sangara la ñu naan bu 200 bi xaw ma Jakarta lañ koy wax. Jakarta moom la ñuy naan. moom la ñuy naan mu dugal leen ci ay dérives yoo xamante ne dañuy def sax crime après ñëw bi ci prison bi soog seen rendre compte. te dara yàqu leen lu dul sangara bi nga xamante dañ ko légaliser ci dëkk bi ku mu neex nga mandi ku mu neexul nga mandi. parce que boo amee liggéey da nga am loo mandé boo amul liggéey da nga am loo mandé boo amee xaalis di nga am loo mandé boo amul xaalis di nga am loo mandé. sangara boobu noonu moo sonal nit ñi. sangara boobu noonu moo sonal nit ñi 95% yi nekk ci biir prison yëpp sangara boobu moo leen fa yóbbu. amuñu possibilité pour jënd ji gis nga tux ko du dorog. kuy tux dorog. kooku dina am leneen lu mu tal lu bokkul. ak dem di defe ju leneen lu mu warta def xam nga lu tax parce que drogue boo ko dee tux drogue bi moom moo lay contrôler doo contrôler sa bopp yow sa vie dootoo ci décider mais moom moo ciy décider. moom mooy décider à votre place yow. mais donc kooku di décider yow à votre place kooku ëpp na la doole. kon donc yow taluloo dem di def même loo warta def. il faut que ñu wax ñu waxante li fi nekk quoi yow taluloo dem di def loo xamante ni warloo koo def c'est parce que cocaïne boobu noonu ngay tux wala brown boobu noonu nga xamante ne moom ngay tux d'abord boo ko siigee da ngay feebar di tomb malade da ngay feebar amee ay jaari biir bi di daw yaram bi di métti ngay wàccu bu fekkente ne bu fekkente ne kooku ngay tux soo ko gisul garaawul sickness bi moom c'est vite fait day weesu soo ko gisul garaawul mais il suffit que nga yor xaalis dañ let moom moo lay obligé moo yëngatu ci sa biir deret da ngay dem tuxu ji ko par la force mais loolu moo gën a pur loolu moo gën a bon yamba fii lañ koy bayee Casamance fii lañ koy bayee état bi xam na ko. état bi xam na loolu alkaati yi xam nañu loolu sénégalais yi ñëpp xam nañu loolu c'est vrai am na yu jóge étranger di dugg si waat ci biir réew mi c'est vrai lu am la mais 70% bi yëpp Casamance bii lay jógee mais Casamance il fait partie ci Sénégal la bokk mais kon lan moo war a mën a tax ñu jël ko def criminaliser ko di ci tëj seen ay doom 10 ans mais te pourtant tubaab bi la nga xamante ne moom yow ci loi am nga sukkandiku mais moom du tëj doomam 10 ans ci yamba
amul feneen France bi nga xamante ne mooy suñu référence xool leen ko est-ce que yamba dinañ ci tëj 10 ans cocaïne sax duñ la tëj 10 ans te cocaïne moo gën a pur boo demee ci Asie bi nag Amérique du Sud Asie bi c'est vrai am na dëkk yoo xamante ne ñoom cocaïne dañ la ciy rey dañ lay faat dañ lay rey mais à vrai dire criminalisation boobu noonu ñu def ci yamba jooju noonu no sonal na askanu Sénégal comme quoi que ni yamba drogue la loolu du lu kenn di natable mais drogue bii ñu légaliser nga xamante nañ ko bàyyi ñu di ko jaay si suñu koñ yi ak suñu bitig yi xale yi di ko jënd di ko jëfandikoo moo gën a pur mooy sàngara bi moo gën a pur fuuf te ci loolu nag la ñu war a wax ba pare. Pape ñoo ngi lay sant di la gërëm di la remercier dalal bi ñu dalal ñëw 2 jours nga dalal ñu tey loolu du lu yomb di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu leeral sa yoon li ngay xaar si ñi la war a jàppale moo xam état bi la moo xam mbokk la moo xam xarit la yàlla yombal ko donc di la jaajëfal bu baax suñu mbokk internet yi tey sentv.info moo dem seet si Pape Ndiaye mooy ki nga xamante dañ ko tëj pendant 24 ans si biir waxtaanam njuumte moo tax ñu tëj ko donc di leen jox dig daje boo beneen numéro salaamaaleykum